mujjee kon daal di yóbbu ca biir kama xibaar boobee daal leen ko toppal ba mu gën a yaatu li tax nag mooy kënu ca tuumaal doomu Sénégal la. ñu wax ci li nga xam ci moo di xibaar bi nga xam ci ni moo soxal massacre Boffa Bayotte boo leen ko fàttalikoo ci juróom-benni fan la woon ci weeru janvier atum 2018 cour suprême daal di nay dàq ni ki tey ci suba ñaan gi ñu ñaanoon ñoom ñi nga xam ci ni ñoom lañ ci tegoon a loxo ngir ñu bàyyi leen bàyyi ko ndéggandiku loole nag li tax moo di mbirum kaaraange la cour bi daal di évoqué loole nag maître Ciré Clédor Ly nee na du ko nangu benn yoon te dina topp boobu lekk décision dañu koy teelu ci ay leeral. Cour suprême dafa lànk ne buñ leen bàyyi ñu dem lànk boobu ne mu ngi ci teg ne que loolu amoon ba tey ji dafa doon maanaam ay yëngu-yëngu yu mu indi woon ci gox bi te yëngu-yëngu yooyu ba tey nee na sëyagul ñu bëgg a xam ne kañ lay sëy te ñu nekk bu fekkee ne que bàyyi nañ leen mun nañu dem wër yi seede yi rey leen foog naa Boffa Bayotte la fa xew ca àll ba amuloon seede kon loolu mu doon lu ñu jaaxal lool. loolee mënees na ko commentaire Abdoulaye Mbow muy mbir mu xaw a yàgg nag ndax ci juróom-benn fan la woon ci weeru janvier ba jonn yàlla tey atum 2018 boobu léegi ñu fa tegoon loxo ñu ngi sàkku ñu may leen bàyyim ndégg ko waaye boobu léegi cour bi day wéy di lànk. waaw ñetti at si léegi gannaaw événement yu doy waar yu amoon foofu nga xam ne moo di Boffa Bayotte ak bakkan ñu fa faatoon ma jàpp ni si mbir yi nag war nañu gën a mën di baral enquêtes yi ngir mën a situer responsabilité xool ka ca laale ñu tenir procès effectivement ka ca bokk ka ca jege ak ka ca bokkul ñu xam fan nga war a mën a féete ba nga xam ne lu war a dal sa kaw si wàllu yoon moo war a mën a dal sa kaw waaye xam nga détention préventive moom dafa nekk feebar fii nga xam ne moo di Sénégal parce que am na ñoo xam ne ñu ngi leen denc si ay mbir yoo xam ne daf na juróomi at daf na fukki at te bu ñu demee procès daanaka dañu leen di bàyyi sax ñu ñibbi donc yooyu yëpp war nañ ko xolaat bu baax lii xew Boffa Bayotte nag Sénégal mi ngi xaar effectivement ñi ngi ci teg loxo ndax xam dëgg-dëgg laale lañ si bu fekkee ne laale nañ si lay yoon te yoon war a tegu si kaw mu tegu seen kaw bu dee itam gis nañu ni def ñu dara ñu war leen mën a bàyyi ñu ñibbi fi nga xam ne mooy seen kër waaye l'enquête gi moom ak procès yi war nañ mën a gaaw bu baax. xajma suñu dikkaat ci la xew ca Gambie donte sax du gaaw lool ñu koy nemmeeku ci ñaari réew yi diggante Sénégal ak Gambie ka fa def jéye ji ab doomu Sénégal la mujjee faat ka mu bëggoon a xëy na càcc ba mu faat fa bakkanam loolu lépp bu naka lañ ko mën a jàngatee ci doomu Sénégal yi nga xam ne ñu ngi ci xëy na biti réew. jaajëf Mohamed loolu mooy li tax ci bëccëg ñun bi ñu jotee information bi jot sax benn doomu Sénégal bu nekk Gambie def ay di témoin ci ni yëf yi demee ñun wóoluwuñu woon sax xibaar bi ba dañ ko mujj sucré alors li ñu ci doon bañ mu ngi doon parce que ñun li ñu jëkkoon a jox ci xibaar mooy dafa am benn Gambien ba doon xeex ak ay waa Sénégal ñu mujj jam Gambien bi mu faatu léegi Gambien yi ñëw dal ci kaw Sénégal yi loolu la ñu waxoon mais bi ñu ko waxee ni mu yombee ñun dañu jël suñu ay responsabilités dama ko annoncé ci journal bi li ñu jox ci xibaar doyloowuñu ko dañ koy bàyyi beneen yoon alors li ñu ci doon bañ mu ngi noonu nekkate kon ab sénégalais bu nekk Gambie moo doon sàcc ka ma doon sàcc gis ko mu jëm ko paaka ñu dem commissariat mbokki ña mu jam ñëw fekk si ko fa alors loolu dafay wane kon ni jikko foo nekk mu fekk la fa loolu nag donte làq nañu ko waa police bu Gambie dañ leen di félicité ci loolu jël nañu seen ay responsabilité te sàmm nañu li dox ci wàllu relation ci diggante ñaari réew yi loolu mooy seen devoir comme bu doon Sénégal noonu la koy defee mais nag kitam kilifa yu Sénégal àndandoo collaborer ak kilifa yu Gambie ñu jëli responsabilité parce que sàcc moom sanctionné rek à plus forte raison rek bakkan rot ci lu mu nekk suñu doomu Sénégal moo def ndëngate na yoon def li yoon war a def ci moom. mu doon lu am solo ci noonu sax xajma suñu fàttali ne secrétaire d'État chargé des Sénégalais de l'extérieur moom nee na dina ci gën a dikk gën ci communiquer ngir Sénégalais yi am ci lu leer ñu wax ci Guy Marius Sagna bi nga xam ci ni dañu ko faf yóbbu ca prison wu yees boobee ca Sébikotane moom nag faf na dakkal li nga xam ci moo di xiifal gi moo namoon a tàmbali ni ki tey ci altine gi mu mel ni kon loone lay jaar ba léegi di sàkku ñu bàyyi ko waaye itam bàyyi képp moo xamante ni tegoon nañu la loxo ci mbirum Ousmane Sonko coordonnateur mouvement Frapp France Dégage moom nag gi wax na ne na ñëpp ànd ak dal tënku na daal ci ndigaluk xalif général des Mourides bi ne lu jëm ci wàllug coow leeg mbi jog mbalo bi dañ ko war a teg ci suuf dañu ci teewlu maître Moussa Sarr mi avocat mi dëggal kàddu yooyu. xam
xam nga ñun suñu réew Sénégal dañu baaxoo di jox cër kilifa rawatina kilifa diini xam nga kilifa dafa am solo ci nit donc kenn du am lu mel noonu di ko foye kon ñun dañuy rafetlu li nga xam ne moom la Serigne Mountakha Mbacké wéyal di ko doxal pour ñaan ñëpp ñi nga xam ne dañ doon waaj ay yëngatu pour que ñu mën a bàyyi détenu politique yi mu ñaan ñëpp ñu teg lépp ci suuf gii dafa am lañ ko tuumal te ñun jàpp nañ leen ñu ko tuumal moom dara amu ci dañ ko téye fàggandiku te téye fàggandiku amul ci droit kenn mënul téye nit parce que da nga njort ne war na wax kon ñun li ñuy jéem fi mu ne nii mooy fexe ñu déglu ko nu mu gën a gaawe ci liñ ko tuumale. li jaaxal ñëpp Abdoulaye Mbow mooy ana lan moo tax Guy Marius Sagna ñu mën koy téye ci kaso bi ba léegi. waaw moo ëllëg xel yi te jàpp naa ne li nga xam ni téye nañ ko te ñu dégg ko bu baax si wàllu information jëm si avocat yi jëm si ay jegeñaaleem jëm si baat yi nga xam ne am nañu kàddu bu baax fii si Sénégal on se pose toujours la question lu tax tey jii Guy Marius Sagna ñu war ko wéy di tëj fii nga xam ne moo di kaso ba du moom donc parce que itam sur la base de messages reçus daanaka ñu jël ko tëj ko ba pare dossier am sax ñu mu wëlbati ko criminaliser ko donc loolu yëpp daf ñuy wër yóbbu ñuy posé wu ay questions mais jàpp ne nag jamono ji tembe ñoom ñu ngi ko duppee si waa MDD ne prisonnier politique wala bokk yenn kuréel ne prisonnier politique dañuy jàpp ni effectivement Guy Marius Sagna jamono ji tembe war nañ ko war a mën a bàyyi mu génn fi nga xam ne lañ ko cee moom ak ñooñam ñi nga xam ne cee woon nañ leen si li nga xam ne mooy ndorteelu manifestation yi ba si biir manifestation yi parce que dañu ne jàmm te ku wootee jàmm nag defe naa da ngay teg jéego wéy di teg ay jéego ngir mën a andi li nga xam ne moo di jàmm dëgg jàmm pire li nga xam ne moo di apaisement total jamono ji tembe Sénégal loolu la ñu soxla te tant que ñu ngi leen di cee léeg-léeg di nga gis ay nit ne dañuy manifester ne rek di nga gis ay nit ne dinañu sitin wala dina def leneen te loolu war na mën a jur leneen loo xam ne jàpp nañu ni war na mën a dugal Sénégal si leneen loo xam ne ay yëngute la te soxlawuñu ko gannaaw bi nga xam ne fukki bakken ak benn rot nañu damay jàpp ne ñoo xam ne duñu bandi ñoo xam ne sàccuñu ñoo xam ne defuñu loo xam ne acte boo xam ne délictueux la boo xam ne war nañ si dut baaraam damay jàpp ni lu sëñ Mountakha wax nag war nañ si bàyyi xel ndax xam jàmm la ñu wootee kon boog ñee ñu tëj tam war nañ leen mën a bàyyi ñu dellu si seen i ay njaboot. utug jàmm ji ni mu ko waxee Hadj Mansour dañ ko war a séntu nag ci ñaari boor yëpp naka nga jàngatee taxawaayu Guy Marius Sagna mi njëkk daal di nangu dakkal xiifal gi waaye itam tënku ci kàddu yi xalif général des mourides ci woo ñëpp ñu ànd ak dal. moom respecté na kilifa yi nga xam ne ñooy def ay médiation ba tax mu dakkaloon li mu entamé woon. mais dafa jot sax ñu leeral Sénégalais yi lan moo tax Guy Marius Sagna commencé woon grève de la faim ak lan la defoon ban rébellion la defoon ba tax ñu tukk ba mu nu dung ñu isolé ko ci biir prison bi il y a des non-dits Sénégalais yi dañu war a xam pour wax la am na ñenn ñoo xam ni jalgati gi ñuy jalgati ak ni ñuy màtte ci suuf di ëf ci kaw nit ñi di ko gis alors bu ñuy waxu jàmm ñu wax ne dañoo respecté kàddu yi kilifa yi ñu xam ne kilifa yi du ñu ay citoyens ordinaires dañ ko war a assumer bàyyi ñi nga xam ne ñëpp dañu leen tegoon loxo pour manifestation yi mais Sénégal yi bëgg nañu xam dama poser question bu am solo boo xam ni xalaat nañu ni Guy Marius Sagna bu génnee dina ci def révélation parce que am na cause bu tax ñu isolé ko futti ko muy dung cause boobu ci biir prison bi la nekk dafa war a génn loolu ñu leeral ko dénoncé ko wax si ba ñu xam ni bu nekkee ci prison bi du yoon futti ba itam du yoon li ci desit nag mooy li tax mu entamé grève de la faim itam lëf la yooyu Sénégal yi bëgg nañu koo xam ba noppi itam ñu laaj leen lu leen nekkal ñoom ci teg gi ñu teg loxo tey Guy Marius Sagna nga xamante ni bii toujours combattant la ci wàllu liberté ak yu mel noonu nañ ko libéré parce que négociation ak waxtaan bi continuer dal am ci dëkk bi. dal am ci dëkk bi Hadj Mansour lu may loolu itam dañuy wax ci mbirum mbas mi di Covid 19 ni ki tey jon yàlla tey nag daal na nuy wàññi lu toll ci téeméer ak ñaar fukki junni ci ay nit yi nga xamante ni nii vacciné nañu leen ngir xeex mbas mi di Covid 19 coronavirus du samay kaddu coordinateur programme élargi de vaccination la di wuyoo ci turu Ousseynou Badiane moom sax mi nga xam ci séq naag waxtaan ak sunu ndaw Younoussa Baldé mi ñuy xamal ne lu toll ci juróom-ñeenti fukki junni ci ay nit Sinopharm bi lañu leen vacciné lu toll itam ci fanweeri junni ci ay nit AstraZeneca mi ñëw yees ci mim réew la ñu leen vacciné mu doon ak lim bu am solo ñu teewlu ko Younoussa Baldé. lu jege juróom-ñeenti fukki junni ci ay doomu aadama jot nañu leen ñàkk soxol vaccin Sinopharm looli bu ñuy doyloo kaddu kuy coordonné programme ñeel vaccination fii ci Sénégal moom docteur Ousseynou Badiane di ñu xamal ni rek ñaareelu phase soxol vaccination dose bu Sinopharm dina tàmbali sax niki talaata bi docteur Badiane yokku ni rek amul benn effet secondaire bu ñu leen signalé ci lu soxol vaccin AstraZeneca lu jege fanweeri junni ci ay doomu aadama ñàkk nañu leen fii tamit
tamit docteur Ousseynou Badiane di ñu xamal ni rek signalé wuñu leen benn effet secondaire soxal vaccin boobule vaccin boo xam ne sax dafa jur coow ci tugal foofu juróom-ñaari réew dañoo suspendre vaccin AstraZeneca ndax ay jafe-jafe yuñ ci nemmeeku waaye fii ci Sénégal amul benn tolof-tolof bu ñu gis ba ñu sukkandiku ci kaddu coordonnateur programme élargi de vaccination mu ñuy xamal ni tamit ñu jël vaccin boobule faw ñu xaarandi lu toll ci ñetti weer laata ñu jël ñaareelu dose bi. Abdoulaye Mbow mu mel ni kon réew mi lu mu jax-jax te ànd ak daal sax léegi gis nañu ne lu jëm ci wàllu campagne bi dara perturbé wu ko muy ñàkk gi nga xam te ne nii xeexum mbas mee ko waral jamono ji lu toll ci téeméer ak ñaar fukki junni ci ay nit ñàkk nañu leen muy 120 000. waaw 120 000 personnes gannaaw bu ñu tàmbalee li nga xam ne moo di campagne de vaccination bi waaye damay jàpp ni war nañ ko gën a mën a baral parce que man damay jàpp ni bu ñu ko tàmbalee ak léegi lim bu ñu tudd muy 188 000 noonu la. 120 000 donc damay jàpp ni lim bi xaw naa ndaw donc war nañu mën a baral li nga xam ne moo di vaccination bi baral ko ba nga xam ne lépp li nga xam ne moo di couche vulnérable maanaam ñi mag ak ñi dundee yenn feebar yi ñu war leen mën a vacciner laata ñu koy tàllal si ñi nga xam ne ñoo ko soxla waaye itam il faut ñu dut baaraam si li nga xam ne moo di yenn vaccin yi parce que Sinopharm dégguñu si coow Moderna Pfizer Johnson & Johnson dégguñu si coow waaye jamono ji tembe Sénégal jot na AstraZeneca te AstraZeneca jamono ji nag mi ngi andi coow am na doo ko tolloo daanaka fukki dëkk yoo xam ne ñu ngi biir Europe yoo xam ne suspendre nañu pour le moment en guise d'alerte et de surveillance pour xaar évidemment comité européen de la vaccination wax véritablement si xalaatam si wàllu AstraZeneca bi ba France tey moom si boppam jëloon ndogal topp yeneen dëkk yu mel ni Hollande ak yeneen dëkk yu mel ni ay Roumanie yu demee noonu suspendre li nga xam ne moo di AstraZeneca gannaaw boo ko pays nordique yi defee damay jàpp ni nag Sénégal dëgg la naam ñu ngi def suñu campagne de vaccination waaye itam baax na ñu toogaat xaar ba xam lan moo dëgg-dëgg moo nekk si biir vaccin boobu parce que itam buñ koy dégg information bi buñ ne vaccin AstraZeneca moo ngi fi mun na yàq li wala perturber li nga xam ne moo di campagne bi te jamono yi tembe dañoo soxla li nga xam ne moo di campagne de vaccination active bi nga xam ne dañ koy accélérer ba nga xam ne dañu jëm si lii scientifique yi di duppee immunisation collective pour ñu mën a génn si guute bi di coronavirus. Hadj Mansour mën nañu wax ne moom mooy ñuul ci soow mi mooy vaccin bi nga xamante ni moo di AstraZeneca bëriwaa na réew yi nga xamante ni nii bàyyi nañu ko ndax jeexital ya muy def ci seen ay malade donte sax réewum Sénégal ñoom nee nañu amagul benn effet secondaire ñoom dañuy wéyal. waaw loolu moo ci xaw a jaaxal na ñuy comme France ak Allemagne dañu ko commencé suspendre te am ci ay xel yu teey lool ñun ñu am ko di ko ñàkkoo fii mooy li may wax toujours même bu njëkk bi fi ñëw sax toujours dama doon demandé ñu koy topp di xam ba xam dina def effet secondaire wala déet mooy comité bi ñu taxawaloon comité de suivi boobu lu caagee nag vacciné nañu 120 000 mais après bi ñu vacciné ba noppi ñu vacciné woon am nañu ay carte de vaccination mais suivi bi mooy tax ñu mën def évaluation ci xam vaccin yooyu ban effet la def ci ñi ñu vacciné ginnaaw bi itam est-ce que am na loraange ñaanuñu ko yàlla mais lépp mu doon loo xam dafay leeral ci wàllu gestion bi parce que bu fekkoonte ne français yi ak waa Europe defuñu noonu kon AstraZeneca du ñu xam sax xëy na que def nay effet ba ñu koy contester à ce point Sénégal itam war na def njàmbaarte googu parce que bu defee foofu ay musiba ay njombe ñooñu li ñu am sax doole mën ko gaaw gàttanu fekkuñu ci ñun ñi nga xam ne am ay vaccin yu doy sax te nañu moo tax nag ñu war a vigilant ci wàll boobu ba nga xam ni comme am nañu koy dinga surtout France ñu bàyyi ci xel ñun tam bañ a pëcc xoo rek ci am nañu temps ci ay vaccination loolu lu am solo la ci noonee la ñuy wax wàccoonteeg gi ñu war a wàccoonteeg mesure barrières yi jafe-jafe la en tout cas ca SEM Ousmane Socé Diop ba ne ca jëppal élèves ya fa nekk nag te sunu ndaw di Tidiane Diallo daal di dajeek ñoom gis nañu ne daanaka fàtt nañu daar gi mbas mi le du Covid 19 altine gi ci boo leen fàttalikoo la ñuy daal di reprendre cours yi ginnaaw semaine de vacances yi nga xamante ni ministère de l' éducation nationale da ko décrété woon en tout cas dañuy dem seetaani reportage bi Tidiane Diallo ci LRL. toog nañu une semaine demuñu école tey la élèves yi tàmbaliwaat njàng mi waaye ñu bëri ci ñoom respecté wuñu mesures barrières yi. mel ni corona amul si dëkk bi parce que nit ñi dañuy ñëw jàng si duñu takk masque di dugg si école bi comme ni mu leen neexee te xamuñu ne feebar baa ngi fi ba léegi. respecté wuñu mesure barrière ndax certains élèves bu ñu leen waxee ñu takk masque duñ nangu takk masque buñ leen raxas lu woowee tam duñ nangu raxas. ñoom ñi le di xamle anam yi ñu arrêté cours yi neexu leen ñoom ñi le dañoo jàpp ne lii mun na indi jeexital ci seen programme bi. ñu prolonger continuer pour gën a mun a jàng ndax li ñu jàng tam bëreegul. il faut que ñu prolonger cours yi avant examen bi di ñëw. ñenn ci ñoom sax dañoo jàpp ne dañoo war a yokkaat heure yi ngir ñu mun a jeexal programme bi laata examen yi di jot.
Tidiane Diallo jërëjëf dañu àddu wax ci grève gi ñu nemmeeku ci secteur paj meeg paju mi ak syndicat autonome technicien supérieur yi yëngatu ci wàllu woowee ñoom nag bëgg nañu dem ci grève banque seen yoxu ci àllarba gi ñu jëm ak alxames gi SATSUS nag la ñu leen di woowee ñoom la ñuy sàkk mooy ñu reclasser leen ci nu mu gën a gaawee seen ay technicien supérieur nekk ci wàllug santé bi waaye itam jox leen ci nu mu gën a gaawee indemnisation spécialisation paramédicale yi dañu ci teewlu explication kii àddu yox seen kàddu di secrétaire SATSUS ci micro wala sax moom mi wuyoo ci Farba Ibrahima Ndiaye. Depuis 2020 ñu ngi daw derrière suñu reclassement technicien supérieur seen hiérarchie bi nga xam ne moom lañ leen prévoiral mooy hiérarchie des administrateurs de soins à savoir du B2 pour ñëw effectivement à l'hiérarchie A. beneen point bi mu ngi porté wu ci indemnité boo xam ni ku dem ba spécialisé wu dañ la ko war a jox nañ ko médecin yëpp am nañ seen indemnité de spécialisation technicien paramédicaux yi nag maanaam infirmier sage-femme yi nga xam ni dañoo dem ba spécialisé wu ñoom ci beneen domaine comme ay anesthésie comme néphrologie comme biologie comme radiologie comme imagerie médicale ñoom bi aussi dañ leen war a jox indemnité boo xam ni boobu ba léegi suñ leen ko jox ñu ko réclame waat. ñu àddu wax ci téeméer ak ñeent fukk ak benneelu édition bu appel Seydina Limaamu Laay al Mahdi xam ngeen ne ñaari fan la door na tey ci noonu la ñuy dem jëli ji sunu ndaw fekk ko ca Yoff Fatlaye Mbaye Diop ngir mu wax ñu ana ambiance bi naka la tëddee Fatlaye ginnaaw bañ la nuyoo. jërëjëf Mouhamed ginnaaw ba ma la fayee fi nga xam ne nag mooy Yoff Layeen fii ci Jàmmalaay gis ngeen ne ni ki tey ji li nga xam ne nag mooy appelu Seydina Limaamu Laay al Mahdi téeméer ak ñeent fukk ak benn ñoom fii ci Yoff ñu ngi koy dund te xam ngeen ne ren dafa nekk appel bu spécial ndax nag dañu ne xalif bi moo joxe ndigal ngir ku ne rek fa nga dëkk nga daal di fay màggal appel bi ba tax na ni ki tey ji gis nañu ne ca Cambérène appel bi màggal nañ ko fa ak ki nga xam ne mooy Cheikh Mbacké Laye di doom ci xalif général des Layènes ak ay rakkam gis nañu tamit boo demee ca Guy Mariama Laye ak Serigne Moussa Gueye màggal nañ ko fa niki yeneen Ngor ak Yëmbal ak feneen kon nag ñu nekk fii ci Ngor fii ci Yoff plutôt ñu gis te nit ñi ñëw nañu taalibe Layène yi ba léegi ñu ngi fi Maguette fii la ñu ko fekk depuis ci suba ba léegi mi ngi fi moom Maguette Laye voilà kon nag moom daal di ñëw rek ngir saafonte bien que nag dañu ne appel bi contexte bu doy waar la ndax contexte boo xamante ne crise la crise sanitaire tax tey njiit yi daal di jël décision ne ku ne na nga ko fa appelé Laye Makhtar tey jii nga ñëw fii ci Jàmmalaay tey nga dund appel boo xam ne mosoo ko woon dund ndax ñëpp dañ fi doon daje ngeen mu doon ñaari fan tey ñu def ko benn fan kenn ku ne sa kër tey naka nga ko jàngatee. jërëjëf soxna si ñu ngi lay siyaar bu baax di leen nuyu di ndokkeel sunu xalifa Seydina El Hadji Baye Abdoulaye Thiaw ak njabootu Baye Laye alayhi salaam yëpp bés bi bés la boo xamante ni dañu ko yàgg dund ak façon dundin woo xamante ne moom la ñu miin kon bu ñu toogee daaw defuñu ko ren ji ñu ñëw teewe ko ñu daje def ko benn cérémonie tënk Cambérène bi ak Ngor bi lépp ñu def ko benn yor-yoru Jàmmalaay defe naa loolu xolu taalibe yëpp kontaan nañ ci taalibe yëpp bëgg nañ ci ndax itam amuñu woon yaakaar boobu ne dinañu dund tey jii yor-yor bi dañuy toog rek comme nañ defoon daaw appel ko suñuy kër waaye nag yàlla si def na sutura ci ndigalu xalifa bi ak ñeewante gi mun ñeewante taalibe yi xëy na moo tax Serif Mouhamadou Lamine di yore kàddu gi joxe ndigal ne nañu toog si dëkk yi kenn ku nekk fa nga toog nga defee fa sa appel mu nekk appel au village noonu la ko tuddee kon ñun ñëpp tey noonu lañ ko dundee kon ñi nga xamante ne ñoo jige rek ñoom nga gis Yoff loolu tey ji bu ñëpp a ñëwoon itam Yoff kenn du fi xaj. jërëjëf kon leer na bu ñëpp ñëwoon Yoff du fi xaj xam naa du ñu def rek lu dul dem ci benn diwaan Cambérène nga xam ne ñoom itamit tey màggal nañu li nga xam ne moom mooy yor-yoru Jàmmalaay kon dañu def rek lu dul Mouhamed joxante rendez-vous ci kanam lay doon tuuti ñu dem foofu daal di saafonte ñi nga xamante ne ñooy taalibe Laayeen yi. jërëjëf Fatlaye xam naa ci kanam daañu la itam dikkaat ci yow ngir leeraluk lu jëm ci appel boobu.
boobule ak yow sax la ñuy desandil wax ci téeméer ak ñeent fukk ak benneelu ko édition bile ñuy màggale appel Seydina Limamou Laye Al Mahdi ñu ngi koy amalee nag ci contexte bu xaw a yéeme bu mbas mi dominé lool ci àdduna bi muy Covid 19 ca noonu itam ñi nga xam te ni nii ñoo amal organisation bi am nañu mbégte lool waxtaanee thème bu am solo mooy ana naka la ñu war a mën a def ba ñoŋal yar mi ci ndaw ñi ba mën a xeex lu jëm ci wàllu extrémisme ci fàttali itam jullit yor-yor gi amal nañu ko niki tey ci suba ci teewaayuk ñi nga xam te ni ñoo di taalibe yi Fatlaye Mbaye Diop. appelu Seydina Limamou Laye Al Mahdi ñu daal di koy màggal ci contexte bu doy waar di contexte pandémie bi ba tax nag mu toll ci téeméer ak ñeent fukk ak benn ci édition ci thème bi nga xam ne mi ngi jublu ci wàllu éducation rôle bu mu am rek ci xeex lii di extrémisme yor-yor bi ñu daal di koy amal ci béréb yu bari yoo xam ne Laayeen yi dañu fa dëkk li ni mel nag tukkee ci xalifa général des Laayeen mi joxe ndigal bi loolee tax sax porte-parole bi di Mamadou Lamine Laye ak naka rakkam imam Makhtar Laye daal di rafetlu li nga xamante ne nag ñoom communauté Layène daal dinañ koy nangul ki nga xam ne mooy xalif bi respecté consigne bi ba tax na nag ñoom ñu woo ndaw ñi ngir nag ñu gën a dal am itamit ab sérénité ci lépp loo xam ne rek taxaw na seen kanam waaye itamit mu leen di ñaan ne bu ñu nekk farfaru kenn kudul sunu boroom ak kii di Seydina Limamou Laye Al Mahdi ndax nag loolu bu ñu ko defee du ñu am benn déception ba tax na nag doonoon na yoon itamit ci yor-yor bi ngir commission communication ngir ñu sensibiliser ci lu jëm ci wàllu gestes barrières yi Mamadou Lamine Laye nag daal di ñaanal Sénégal bi yëpp ñaan itamit li nga xam ne mooy mbas bi daal di jóge ci réew mi. ñu àddu wax ci leneen soxal xibaar yi ak organisation SOS consommateur mi daal di décrété atum 2021 at wu nga xam te ni dañ ko duppee code de la consommation maître Massokhna Kane ma ko jiite rafetlu na bu baax a baax votu loi bi nga xam te ni moom topp nañu lu yàgg ci ginnaawam di ko sàkku ci assemblée nationale ci ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru décembre atum 2020 ca noonu itam am na yaakaar ci ne processus bi daan ko wéyal ba keroog ñu promulgué bile loi ca noonu itam wax na ne consommateurs yi dañ leen war a gën a mën a taxaw ngir seeni àq ñu mën a wàccanteeg moom ñu teewlu ko. dana tax ñu mën a ñun association de défense de consommateurs yi ñu gën a mën a défendre askan wi sukkandiku ci loi boobu pour def li ñuy wax action collective dina tax aussi ñu gën a am doole gën a am ay moyens itam pour mën a défendre askan wi ci jànkonte li ñuy jànkonteel yépp ci affaire consommation moo xam courant la moo xam ndox la moo xam lu munti doon fànn yépp moo xam lekk yi doona ñu gën a dooleel te loolu xeex la boo xam ni association de consommateurs yi ñu ngi ko doon xeex depuis presque 20 ans donc ñuy ñaan yàlla 2021 bi nekk at boo xam ne bi danañ ci mettre en application danañ ci appliquer code de la consommation boobu. mu doon xeex bu yàgg Abdoulaye Mbow ndax wàllu consommation lépp la du lu ñuy lekk rek lépp lu nit di jëfandikoo te ñu war cee mën a wàccoon tekk ak xam ñoom dañu koy xeex loolu est-ce que itam taxawaay yu mel ni duñ ko war a gën a mën a pousse ngir askan wi consommer saa su ne ñu wàccoon tekk seen i yàq. waaw consommateur bi il est au début et à la fin de tout processus en termes de consommation de biens et services ba tax na lépp li nga xam ne moo di organisation bi nekk si ginnaaw consommateur bi war nañu gën a mën a fédérer sax seen ay doole ngir mën a xeexal li nga xam ne moo di consommateur bi lii c'est un acte boo xam ne teg nañ ko jéego la boo xam ne teg nañ ko waaye ba tey doyul consommateur bi comme ni ko Maître Massokhna Kane wax na courant wax na ndox wax na leneen waaye consommateur bi war nañ ko mën a fexee ba jënd ak jaayam mu nekk en toute sécurité mu koy def en toute sécurité consommateur bi war nañ mën a fexee ba nga xam ne fayum facture bi nga xam ne yow Mohamed boo jotee sa facture booy fay ñu ne da ngay fay timbre te timbre googu doo ko gis buñ la coupé courant itam ñu ne la bon de coupure génn na la ngay fay pour ñu rétablir la moo xam ndox la moo xam courant la dafa jéggi dayoo yooyu yëpp itam war nañu gën a mën a xool naka la ñuy protéger consommateur war nañu mën a fexe consommateur bi itam naka lay mën a fexe au delà de la location ak loi ba ci jëm naka la ñu mën a fexe ba nga xam ne consommateur bi bu nekk au cœur du processus naka la ñuy mën a fexe ba nga xam ne dina tabb am këru boppam consommateur bi daal war nañ ko jàppale parce que ki nga xam ne day décider sax ak voter loi bi moom si boppam c'est un consommateur donc il doit être véritablement du côté du consommateur qu'il est tabax ak ñoom ak organisation yi li nga xam ne dafay gën a jox ak yelleef li nga xam ne moo di consommateur. très bien Hadj Mansour li ñu jaaxal ak mooy association consommateurs yi daanaka ñi leen di xeexal bari na lool waaye boobu ba léegi seen ay jafe-jafe day gën di wéy daanaka seen i àq dana koy salfaañe. parce que ñu néew ñoo ci des toujours ci côté population bi
parce que bu fekkee da nga bëgg a nekk jiite benn association consumériste am foo féete xëy na ci wàllu politique wala ngay xelal benn ministère wala nga spécialisé wu certes ci benn domaine bu ñu laalee domaine boobu yow da ngay noppi alors bu fekkee loo xam ne xëy na mun na la jox buzz wala loo xam ne laalul domaine bi nga nekk nga bëgg a défendre askan wi ça pose problème par contre Maître Massokhna Kane moom ay kàddoom dañu koy jox crédibilité parce que toujours dañu nekkee di yëngatu ci métier bi ak léegi ñu ngi topp ay jéegoom kenn la bokk na ci nga xam ne dañu gën a toujours dañu constant féete côté askan bi li mu xeex ci côté Sonatel li mu xeex ci côté internet bi li mu xeex ci wàllu lekk yu baaxul yi li mu xeex ci intérêt yu bëri yoo xam ne Sénégal yi dañ ko war a am te amuñu ko kenn nattable wu ko ci ni mu constaté ci crédibilité bi nga xam ne am na ko mais nag comme politique mooy dominer toujours ci Sénégal te moom bul fàttali ni chef de parti politique la am na xeexam foo xam ne fa la yem bu fekkee bokkul gis-gis ak ñi nekk ci nguur gi mooy li may wax toujours gis nga moo xam mu nekk association consumériste moo xam mu nekk société civile toujours fii ak état bi jiite réew mi respecté wul charte yi nga xam moom la ñu bind ci kayit yi amul benn association wala benn organisation buy am sañ-sañ di xeexal ni ngay xeexe ci yoon ba noppi am dëgg ci li ngay xeex te toujours boobaa askan wi mooy exposé wu moom mooy souffrir. mooy souffrir ñu àddu wax ci leneen ñu àddu wax ci dépôt yi nga xam te moo soxal amin wi ñu war a amee carte nationale de presse yi nga xam te daal dinay tàmbali ni ki tey ci altine gi ca maison de la presse njiitalu commission bi nag mi ngi fàttali ne critères yi nga xam te ni nouveau code de la presse bi moom la daal di tënku critères yooyu képp la ñuy appliqué te it képp ku andi sa dossier daanu ko càmbar laataa ñu koy validé Daouda Mine ñu teewlu ko Ndeye Khady Diouf. dañu war a am dossier bu nga xamante ne dañ ko fournir ñi nga xamante ne moom la ñu wax ni ñun mën nañ leen a jox mooy ñi nga xamante ne dañu génn école de formation reconnue par l'État ñu am diplôme journalisme wala ñu am licence ak 2 ans d'expérience su fekkee ne yem matalawuñ ñaar yooyu yëpp. ñu nekk ñu nga xamante ne ñu ngi ci presse bi depuis 10 ans nga xamante ne seen liggéey mi ngi consister collecter vérifier ak diffuser information maintenant nag ñi nga xamante ne dañ génn école de formation ñooñu bu ñu ñëwee dañ leen di jox automatiquement mais ñi nga xamante ne génnuñ ci école de formation am ñooñu bu ñu ñëwee dañuy saytu seen liggéey valider seen expérience d'abord avant ñu leen di jox carte nationale de presse. kon lu jëm ci processus bi mi ngi woowee Abdoulaye Mbow ngir nouveau code bi mën a assainir secteur bi bu ñu ko waxee muy segg ñi nga xamante ne nii ñoom ñooy gàmm si ak ñiy ras dem. waaw dëgg la defe naa ni am na solo ñu toll foo xam ne dinañu ne carte de presse nationale maanaam benn carte booloo xam ne ku nekk képp nga xam ne taskatu xibaar wala ngay technicien di liggéey si li nga xam ne mooy rajo télé ak li nga xam ne moo di mbind bi nga war a mën a am carte boo xam ne daañu la mën a identifier parce que bari na ay Abdoulaye Mbow yoo xam ne dañuy toog seen kër defar seen carte de presse tuddee ko Jina ji FM wala boog xawma nu ñu koy waxatee point kii nga xam ne ku nekk dafay dugg si métier bi te loolu dafay gàkkal li nga xam ne moo di deru journaliste toll nañ jamono joo xam ne ñëpp doon jooy li nga xam ne moo di assainissement secteur de la presse bi def naa ne jéegalu koo xam ne jéego gu baax la gannaaw bi nga xam ne génn nañu li nga xam ne moo di code de la presse bi gannaaw bi nga xam ne dooleel nañu yenn kuréel yi damay jàpp ni toll nañu foo xam ne carte de presse nationale bi mun na defaraat lu bëri si li nga xam ne moo di liggéey bi te dina faciliter itam taskatu xibaar bi si liggéeyam sur le terrain dina faciliter kii nga xam ne moo woote ngir recevoir ay taskatu xibaar tam si wàllu liggéeyam defe naa ni dafay nekk jéego bu baax parce que itam carte de presse yomb na defar ko imprimer ko yóbbu ko ñu bindal la ko nga def ko nga yor gàttu ko te amaana doo taskatu xibaar jàngoo génnoo ca waxoo ca rajo comme Mansour depuis 20 ans et cetera et cetera donc loolu dafay nekk mbir boo xam ne daal dañ koy saluer bu baax ci loolee sax la ñuy desandi ba léegi Abdoulaye Mbow des ak président commission carte nationale de presse yi moom Daouda Mine mi ngi àndi yeneen di leeral ci ne dossiers yi bu ñu ko déposé ñoom daanu ko saytu daañu toog ñetti weer yi nga xam te ni dañu koy saytu lu may loolu itam ñi nga xam te ni dañuy amal fraude maanaam ak càcc ci seen i dossier yenuy déposé daañu leen sanctionné bu dul koppar itam juróom-benn weer xëy na ci juróom-benn weer ci ay kaso Daouda Mine ñu teewlu ko. ñetti weer lañ am pour saytu avant ñuy délivrer diplôme bi nga xamante ne nit ki joxe na ko il faut que ñu xool ndax diplôme bi authentique na su authentique il faut que ñu xool également ndax école bi nga xamante moom moo ko joxe c'est une école reconnue par l'État bu ñu paree ci loolu pièces yi nga xamante nit ki joxe na ko pour wax ne am naa expérience su 2 ans wala am naa expérience su 10 ans ñu saytu également pièces yooyu képp ku nga xamante ne da nga ñëw nga def une déclaration fausse wala nga déposer ay pièces yu nga xamante ne pièces yu fausse la mën nañ la amende bu nga xamante ne mën na dem ba 500 000 francs comme mën nañ la condamner également à une peine bu nga xamante ne mën na dem ba juróom-benn weeru kaso.
Hadj Mansour mi ngi noonu ndax am loole mën nañu ci sëkkandiku wax ne lu jëm ci secteur bi daañu ko mën a assainir nag ba ñu xam kan mooy yëngatu ci wàllu média presse di journaliste ak kan moo ci nekk. lu lii mooy assainir milieu bi dañu bëgg a faste suñu ay sikkim def ñu ay noonu état bi foog mu définir lan mooy presse ci boppam ak beneen yeneen outil de communication yi nga xam ni am nañu ci évoluer di ci amus koom di ci liggéey te ñu nekk ci biir communication. bu fekkee définir uñu ko je donne un exemple benn agriculteur wala benn éleveur bu créé benn chaîne YouTube am à l'espace d'1 an mu am plus de 100 000 abonnés est-ce que kooku mën ëpp naa ko doole ci milieu communication non parce que mu ngi atteindre cible am et pourtant soxlawu mu nekk journaliste mais dafa spécialisé wu ci benn domaine par contre Sénégal nag képp kuy bind dañ lay considérer comme journaliste mais yow sa kër gi dañ la mës a topp ci diffamation Daouda Mine Seneweb dañ ko mës a topp ci diffamation def na ay at observateur dañ ko mës a topp ci diffamation waa RFM waa E-Media waa Walfadjri lañ leen topp ci ay diffamation milieu bi dafa set dafa sérieux par contre ñi nekk ci kaw nguur gi ñoom ñooy jaxase ba nga xam ni ñun journalistes yi xàmmewuñu ki nga xam ni dafa nekk ci benn outil wala dafa am outil bu ko jàppandal mu def communication ci benn secteur bu ko concerné mais lépp loo xam ne wax la wala lépp loo xam ne bind la Sénégal dañu ko jaxase ba foog ne dafa tënku ci wàllu journalisme tu vois un jeune boo xam ne dafa am benn chaîne YouTube am di tëb di dal mais dañ koy boole dañ koy comptabiliser waale ci presse alors que kooku boo ko tuddee da nga koy tooñ parce que boolu boppam ci presse mais dafa exploiter moom li mu am wala talent bi mu am ci wàllu communication Sénégal fii défini kii séparé wuñu ki am outil ak kii développé wu ci wàllu communication ak presse authentique bi nga xam ne ñun moom la ñuy def toujours dañuy jaxase rek. parce que daf may permettre ma nekk ci benn kuréel boo xam bu ma bëggee sanctionner Mouhamed Diop moo koy sanctionner alors du ma ko teg fenn. moo tax ma ni dañ ci teey parce que am na ay non-dits ci code de la presse bu bees bi li ci kanam tuuti. yow Abdoulaye Mbow di nga gis benn information ci benn personne war ko traité code bi ne la doo am sañ-sañu traité ko. moo tax mën leen dañuy jaxase te li ci kanam rawul bët yal nañu ko dund gi may. li ci kanam rawul bët Hadj Mansour moo ni xamle dañuy dem ca Diourbel foofee nag ndaw ya fa nekk bokk ci ay parti politique yu wuute boole nañu seenu ko loxo doon benn ngir fexe woo yeneen seenu ko moromu ndaw ci ñu bëgg bu baax a baax seen gox la ca topp itam bëgg seen réew maanaam wàllu conscience citoyenne la ñu woote ci ab assemblée générale. gu mag a mag lañ doon xamle ana yan yoon la ñu mën a jaar ngir naam suqali seenu gox waaye suqali ci réewum Sénégal daal di koy tënk ci citoyenneté ca noonu sax am nañu xemmemte fu daal di créer conseil national pour l'insertion ak emploi des jeunes ca noonu itam la ñuy woo ñi nga xam te ñoo di ay ndaw te bokk ci parti politique yi ñu gëm bu baax a baax idéologie yooyu léeg parti tey dem léeg-léeg ci école de parti yi ngir am nampte fukk googu lekk idéologie moo gën ñuy wàcc ci mbedd mi kon di sànni xeer Abdoulaye Diagne lañu ciy teelu ci njaareem xale yi nga xam ne ñoo nekk ci politique bi boole seen doole unité républicaine di woo képp kuy ndaw mu ànd xelam ci ni muy amale politique. yenn ndaw yi dañuy ñëw nekk ci ay ginnaaw leader di leen topp ñu di leen defloo di leen bàyyiloo est-ce que jotul tey ñu fàtte loolu noonu ànd pour intérêt Sénégal yépp. jamono yooyu la ñu jàpp ne au conseil de l'insertion bi nga xam ne moom la ñuy xayaat ngir taxawal ko fala budd ñu tasaare ko ci réew mi. kuréel googu tey est-ce que dañ koo war a teg ndakaaru rek ñu toog ci ay climatiseurs yu sedd di ñu xalaatal ñun ñi nga xam ne tey ñu ngi fii tey ci suuf. noonu ñu jàpp ne ñoom ndaw ñi képp ku leen di defal la lenn lu mu mënti doon te boolewu leen ci mel na ne mi ngi koy def ci lu leen soxalul la. ci fukki région ak ñeent yi nekk ci Sénégal fu ci nekk mu am kuréel goo xam ne mën nañ koo tuddee lu mel ne conseil régional de l'insertion. di ñaawlu ne ba ñu falee président de la république ba sunu jonn yàlla tey mënuñu ko teg gët. Abdoulaye Mbow mi ngi noonu kon ndaw ñi ñu ngi leen di woo bu baax a baax ci ñu nampatal leen ci idéologie parti conscience citoyenne rawatina xëy na li fi jot a jaar te ndaw ñi ràññeeku ci lool moo tax ñi nga xam te ni ñoom am nañu xel tey xeltu di woo seen i moroom ndaw ci ñu bëgg seen réew. waaw bëgg sa réew caaganewu rak gëmoo idéologie waaye idéologie si wàllu politique dafa am solo waaye nag idéologie boo xam ne dañ koy adapté par rapport aux réalités yi nga xam ne mooy les réalités actuelles si wàllu koom si wàllu li nga
xam ne moo di approche sociale si leneen ak leneen idéologie boobu la ñu soxla jamono ji tey jii nii boo di idéologie de gauche naka nga koy adapté par rapport aux réalités de maintenant idéologie libérale idéologie social démocrate et cetera ak ñu mu munti demee waaye idéologie ñu nampatal ci gune gi dafay baax parce que itam dafay xam dëgg-dëgg lan mooy conviction lan mooy engagement citoyen lan mooy engagement patriotique du caaga ni nag da nga ne kooku dama ko nampatal ci idéologie bi ba du génn manifester parce que Sénégal ba idéologie nekkee fii am doole loolu ñëpp di nekk ci école du parti dañu daan génn di manifester waaye manifester nag lañ say ñaawlu rek mooy lépp li nga xam ne moo di xeetu violence lépp li nga xam ne moo di bakkan gu rot lépp li nga xam ne moo di kas ak yàq alalu jàmbur waaye li am solo mooy jamono ji le parti au pouvoir di APR ak parti yi nga xam ne yoo nekk biir Benno Bokk Yaakaar ak parti opposition bi war nañu mën a góorgóorlu bu baax ngir former ndaw yi nga xam ne ñoo nekk si ñoom nekk fa ay militants ba nga xam ne dëgg-dëgg dañu xam lan mooy idéologie centriste lan mooy idéologie gauchiste lan mooy idéologie social démocrate et cetera parce que itam dafay baax nga xam si lan nga dugg ak si lan ngay xeex sinon li ñuy gis rek mooy wax ju ñaaw nga am promotion saaga nga am promotion wala boog ñëw di xaste defe naa ne langue politique du loolu langue politique véritablement c'est une science boo xam ne l'intelligence des mots dafa am solo mais également l'intelligence du combat bi nga xam ne moom nga war a engagé en tant que patriote mais également en tant que citoyen. ñoom ndaw ñooñu Hadj Mansour am nañu xemmemteef daal di taxal conseil national pour l'insertion emploi des jeunes loolee nag doon na ak jafe-jafe ci gouvernement bu fi mu mënti jaar ana yan yoon lañu war a mën a jaar ngir ñoŋal loolu bu dee sax ñenn ñi léeg-léeg dañuy annoncé ay milliards nit daan ko ci def. mais xam nga ndaw ñi ba léegi dañu amul kiir laay ci Sénégal dañu amul taxaw dañu leen di naxe ci kuññantal li ñuy wax kuññantal genre li ñu doon dàq picc ci àll loolu la ñuy naxe xale yi ba léegi xamaguñu ni yeewuñu ba léegi mooy misaal li Ablaye Mbow xam nga bu fekkee am na parti politique bu taxaw Sénégal lan dafay tàggat ndaw ñi ci wàllu idéologie actuellement nii ci Sénégal parti boo xam ne structuré wul ba ci parti au pouvoir structuré wul deful ay réunion bureau politique ay rencontre hebdo yu ñu xamoon ci ay parti lu def ay université d'été ci ban idéologie lay former ay ndawam ci nan léegi bu ñu jàngatee ndaw ñooñu ñi leen war a tàggat li ëpp ci seen ay propos li ñu waxoon daaw du bokk li ñu wax ren lamañ bu neex ak wax lu dëgg la ñuy tàggate xale yi ndaw loolu dañuy dem ba loolu la ñu koy gëmloo facilité lay bëgg mooy li tax duñu leen gëmloo liggéey wax naa ko benn kilifa gis nga yëf yi du wax du annoncer ay milliards mais nañu wut lu concret lu palpable gouvernement bi du xaalis bi muy annoncé dañu bëgg mu ni ut naa benn usine wala ut naa nangam lu palpable lu nit ñi gis ni ut nañu bérébu liggéeyukaay bi ndaw lu am diplôme bi moo fay liggéey ku amul diplôme bi moo fay liggéey Sénégal doo ngay gis association des diplômés sans emploi loolu Sénégal nga koy gis xam nga li ma doon wax sànq ci affaire média bi ak yooyu un diplômé sans emploi am maîtrise wala mu am doctorat ci domaine bi mu jàng te amul emploi ubbi benn chaîne Facebook am wala nangam la nga koy boole ci wàllu journalisme c'est pour sanctionner pour wax la ni réew mi pëcc xoo gi moo bari boo jëlee ci idéologie boole ci emploi wu ndaw ñi boole ko ci presse bi yëpp day nekk benn scène boo xam ni ndaw ñi dong la concerné te ñi koy manipuler ñëpp ay manipulateurs la ñuy nekk ci kaw di jaxasi nit ñi pour bëgg toujours ñu bañ a yeewu bañ a xalaat bañ a xool dëgg ci li leen concerné ak li nekk farata alors am egguñu ba tey ci moment bu ñu taxawee def leen face ni leen yeewu nañu. weddi seen i kàddu. ñu wax lëf jëm ci wàllu tàggat yaram laata ñu yëkkati jotaayu xibaar yi ak sélection nationale masculine bu basket bi nga xam te ni ñàkk na sélectionneur national am Madiène Fall lay wuyoo moom nag dafa fas yéene tekki ndombal tànkam ginnaaw fukki at yi nga xamante ni mi ngi woon ci commande yi directeur technique national fédération sénégalaise bu basketball moom dikkaat na ci jaar-jaaru boobu léegi sélectionneur rafetlu ko itam te mi ngi liggéey ci xoolal ko ana kan moo ko war a wutu rawatina ci sélection U18 yooyu ñu teewlu ci Moustapha Gueye. maa ngi koy féliciter di ko remercier Madiène fukki at yi nii mu ngi ci équipe nationale yi def ci pas-pas yu rëy daal wax dëgg yàlla ñetti coupe d'Afrique mu gagné benn def ñaari final def ay coupe du monde di nit ku baax ku oyof vraiment ku professionnel trop donc ñu ngi koy remercier ci taxawaayam di ko wax ne ko soxlawaat nañ ko suñu réseau technique pour yeneen éventuellement yeneen tâche yeneen mission. waaw ñu ngi am na ay profil très intéressant yoo xam ne ñu ngi koy étudier et que fan yu néew rek incha allah door nañ ko nañu annoncé peut-être kii koy remplacer ci poste boobu. nekkoon Moustapha Gueye directeur technique national jërëjëf El Hadj Maodo Mansour Diop ci wétali gi soxal xibaar yi léegi ñu doon commenté naka noonu itam Abdoulaye Mbow mbokk yéen itam cant ak ngërëm ñeel na leen ci kóolute gi ak tàmm ak safoo gi ci Sen TV chaîne leader xibaar yi day wéy ci Actunet waaye itam dina fi dikkaat ci fajar gi bu 6h30 jotee ak équipe matinale bi yëpp lu may loolu ñu ngi leen di ñaanal fanaanu jàmm te di ko sàkku ci yéen
sama nenne mbégte ak bànneex lay àndal